mbokki auditeurs yi Séeréer rajo ngir dab seen bànneex élection présidentielle 2019 ci Sénégal Séeréer rajo nekk fii ci Angleterre dina ànd ak yéen ci élection bi ci njëlbeen ba sa njeexantal ba looloo tax mu fas yéene leen a jox ay xibaar yu wér te wóor ci élection yi ñu tànn ay région yu bëri ci biir Sénégal ngir yóbbu fa suñuy ndaw fu ci mel ni foofa sa Ziguinchor Alex Sagna dina fa nekk sa région de Louga ci biir Jolof Doudou Thiane moo ñu fay nekkal ci biir Dakar Grand Yoff dinañ fa am ki nga xam ne moom moo nekk Fatou Dieng Dakar ville dinañ fa am ki nga xam ne moom moo nekk Dame Ndiaye waaye sa région Fatick fa nga xam ne foofu la njiiti réew mi dëkk ka leen fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën koo xamee ci di jëmal kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew élection yi da ngeen ànd ak Séeréer rajo nekk fii ci Angleterre dina mel ni yéen a ngi ci biir Sénégal Séeréer rajo daal mooy seen rajo li ko tax a jóg mooy xibaar leen xibaar bu wér te wóor communiqué bi nag ki nga xam ne mooy directeur rajo bi Tamsir Diouf moo leen ko doon baaxee. salaamaaleykum man la Tamsir Diouf yéen a ngi déglu Séeréer rajo fu nekk na duggati naa man la maa ngi fa woon si suba ba tey mu nekk del si war naa duggati naa wante noonu la dama jëloon tuuti break rek fu nekk nii wante ci xam naa ñu doon dégg si rajo bi si suba indil nañ leen fi ay émission yu bëri regarding article Sénégalese presidential election bii nii soo yii lañ leen bëgg a indi xam naa indi nañ naka suñ gars yi ñoom DJ mag mooy Makayre Ndiaye moom jógee woon fii naka Ñaaxaar bu jógee foofu noonu dem Fatick pour dem dabi kii président Macky Sall si Fatick ak jógee foofu dem si Foundiougne jógee foofu dem Djilor ak Sokone suñ beneen journaliste kii tamit naka lañ koy tees kii Fatou Dieng moom tamit moom moo ñu toogal Grand Yoff ak kii naka lañ koy tees kii waaye Ousseynou Sow moom moo nekk Tambacounda ak kii Doudou Thiane moo nekk Linguère Jolof ak ñeneen am na ñeneen ñuy xam ne suñu si team bi so ñu ngi toogal fu nu ñu reportal tey wa tey yëpp ak démba si guddi ba tey yëpp ñu ngi ñoo nekk di ñu reportal la mooy xew foofu noonu si Sénégal si mbiri élection yi présidentielle élection yi Sénégal bii nii wante dama bëgg wax rek fu mu nekk delsi naa man si suba ba tey maa ngi fi woon bu yàggul rek laa jël break bi xëy ndekk delsi waat si lifin bi si station bi fii nii wante xam naa naa delsi waatee si guddi tamit naa delsi waatee si guddi suma gars yi tamit ñoom lañ ñu join tey si guddi suñ panel bi tey si guddi lay doon mooy juróom-ñeneenti waxtu si guddi si area Angleterre the same time area Sénégal ak Gambie ak Mauritanie yëpp the same time lañ am soo ñoom nañ dugga ñoom waaw ma wax rek lifin naka lañ koy teesa du ma bëgg a def rek am na ay lifin naka yoo xam ne suñ gars yi suñ journaliste yi seen nañ ñu ko fii nii si Séeréer rajo excuse me ma lifin bu ma boro bàccam am nañ seen ñu ko fii nii si Séeréer rajo comme ni am na kii naka Fatou Dieng bi nga xam ne moom am na interview bu mu defoon nag Moussa Diame mooy si Grand Yoff ak DJ Mag tam mu ngi moom moo dem na mu ngi fa joon fu mu nekk ni jógee na fa ba dem fii Djilor ak fee la mujjee Daouda so anyway nañ ak kii Ousseynou Sow tam ci benn journaliste la moom moo nekk moo ñu toogal fële ne naka lañ koy tees Tambacounda xam ngeen ne Tambacounda si time yi lifim bi campagne bi amoon na yu métti yu fa xewoon yoo xam ne amoon na ñu fa gaañu woon sa ñaari nit foog na ñoo fa gaañu woon waa ñaari nit ñu xam ne dañ gaañu woon foofu noonu ñu faatu woon so foofu noonu moom moo ñu fa toogal foofu noonu nañ noo bëgg a def rek ak kii obviously kii du DJ Mag tamit ak Doudou Thiane moo nekk Linguère so moom tamit am nañu ay audio ay fii nag coverage yi nga xam ne defal nañu ko fa dama bëgg a def rek dama bëgg a play loolu noonu mbaa suñ play boobu noonu fara naa delluwaat amoon naa xam naa soo mënoon déglu suma show bi si njëlbeen di ngeen dégg maa ngi joxe réaction yi kii Ousmane Sonko ki nga xam ne moom mooy opposition one of the opposition candidates si mooy oppose Macky Sall bu mu génnee fu noonu dem di joxe réaction am suñ journaliste bi kii ni Alex Sagna moo ñu fa toogal mi moom tam jël na foofu noonu indil ñu ko fii nii si Séeréer rajo ñu playal leen ko after xam naa su ma amee time naa ko playati si réaction yi Ousmane Sonko si bu moo génn di wax noonu so du ma bëgg a def rek ma bëgg a dool waa bàyyi di fi playal ni audio bi mooy di fi nag reporters yi nga xam ne suñ seen Sénégal reporters yi nga xam ne ñooñu journalistes yi nga xam ne ñooñu toogal Sénégal fu noonu seen tas xibaar gi si mbési élection bi nii télé élection bi tey si guddi la la yoo tëj lifin bi
tey si ngoon 6 o'clock mooy juróom-benn waxtu si la ñu tëj ballot fii nag pour kenn du mën a tee cast vote 6 o'clock rek mooy juróom-benn waxtu rek si la jeex so anyway ma payé leen audio yi nga xam ne moom la ñu suñ journaliste si Sénégal foofu noonu jërë ngeen jëf. waa mbokk yi xarit yi rek gis ngeen niñ leen jëlal fii ci Grand Yoff depuis ci suba ñu ngi fi rek di leen nag dégtal li nga xam ne moom moo fi xew ci mairie bi waaye nag nemmeekuwuñu lu dul jàmm rek dégg ngeen député Moussa Diané mi nga xam ne moom mujjee yëkkati kàddoo mu wax ay kàddu yu am solo waaye nag di ñaaxat rek dal ci réew mi ku nekk nag mu ngay xàcc rek jëmale ca booram muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk opposition gis ngeen rek kàddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko waaye nag Séeréer rajo foofee ci Angleterre rek xam naa ne dara du leen umpu tey ci bés bi ndaxte nag man correspondant wu di jëm ak laa woon fii ci Grand Yoff te ni ma koy defee noonu la ko ñeneen di defee rek partenaire ak ki nga xamante ne moo di DJ Mac kon rek lii lañ leen indiloon fii ci mairie bi xam naa ne nag ba ci kanamee tuuti nañu ñëwaat ci yeneen anam. wa fog Séeréer rajo rek nun ngi ayo rek hakka doxe Moussa Diané samnina mene te ref hakka doxa njigna solo ge ano maire ne Grand Yoff fele tagarna yo a voté fo passé a refa me gutanam ina rek a ngara mbote id lam kayu ne ndidoge vote ge instant fene xana soɓte sum waye roga fi a koy o ɓuɓa oxe jega fula ful mene bala roga yaar ka koy gu refna xaƴe me waye koy gem lemba rek yasam jama jeg rek gem lemba yasam jama adux jama falak jama rokandeer fe rek te i ngeɗe rek kon groupe Séeréer maaga na Angleterre radio Séeréer mi xaye gidma nuun gidma a DJ Mac fane andoona yee te envoyer axam meeke lam koy neta fi'tan rek te ref o ɓiy no Séeréer oxa andoona yee tam xaƴe dara manam gu xewna rek a buga xeet fe ten a fog teen xeet fe ten a lalta xooxum ten te taxu te envoyer am meeke na Grand Yoff mi Fatou Dieng Endo kon cooxa nuun rek rendez-vous tapam. jërë ngeen jëf kooku ngeen dégg nag moom mooy Jammeh moom mi nga xam ne tey jii nii nag moom la ñu dënk si bureau bi nga xam ne si mairie bi la nekk 3e bureau bi muy yëngatu si lépp loo xam ne daal séntu lépp loo xam ne daal nag la élection bi mun a doxee si yoon nim ñu mun a firnde daal si séeréer li ñu doon wax mooy que ne yëpp a ngi si yoon aussi ñi nga xam moom mooy président beeg associé ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp daal nee nañ ko daal amul dara lu manqué te nit ñi ñu ngi voté normal kon ñu ngi koy sant di koy gërëm bu baax a baax tam si ñu lay wax ne la ñu ngi fii si Foundiougne nag si mairie bi la ñu ñëw am bureau de vote bu fi nekk loolu moom moo tax rek ñu introsé woon ko moom mi nga xam ne ñett bureau de vote mais si benn bi lañ njëkkee nii rek gis nañ ne lu tolloog 200 et quelques personnes voté nañ te 500 et quelques personnes la bureau bi war a kii ci tënk daal loolu la woon kon Makary Ndiaye moo leen ñëwaloon fii nii si Foundiougne mairie bi Foundiougne lu njokka njal fogole na nangiloxa in meek na Foundiougne ye i ngarna meek koy meek andoona yee ten refu Foundiougne i soɓa meen oxe andoona yee a fogay in we andoona yee den o ndefu observateur ke andoona yee ka ɗeeta superviseur ke andoona yee den na ɗeeta ku andoona yee rek no élection ke yo i ngaƴin rek te simnir fo fogole ala in ten ref an ala in aussi nam situation ne retu meek na Foundiougne. waaw o fogole Séeréer mina simna nuun ne Jammeh Faye ref superviseur SEDA ref mene lieu de vote mairie fa andoona yee bureau tadik a jegu ngas ne koy bureau ko fop a commencer à 8 heures avant 7 heures avant 8 heures sax wiin we ngar a ɗeet matériel ke a lima den bo fop a normal a i bo menem layta fa nuun daal problème jega fule wiin we ngara mboote ana jam a ngaada na jam i nam ga to ye i ngarna daanaka 200 et quelques am voté ayo par exemple élection ke ren moom koy a teela yo ino xoola nama retu ne bon en tout cas o ɗeetanga ye me i tolooxna ndiiki presque gen wal fe we andoona yee den mbindooxu a ngare i mbaaga lay daal wiin we a ngarida a paax we yoqna koy bon xaƴna o riif ola kiran na cunga pour da ngar a mboote iidoyo mais a refanga teene de mbitna nges ne na mbi'tu kiran ne i mbaaga lay par exemple mayu xana mboote i to kaaga soxla e i no côté matériel sécurité fop a moto i matériel fe itam we andoona yee den ndefu président ke fo assesseur ke fo secrétaire ke yen i lamitna den itam ale dara manquer e we andoona yee den saqu kaaraange fe itam sécurité fe kay topia ngas ne owey meen i den ngeen no xa buntu xe a organiser a électeur ke ni den ndoktayo maaga itam jege benn problème. Bon, bonjour d'abord, je voudrais d'abord dire bonjour et vous expliquer que ici à Tambacounda, le vote a bien déroulé. Dans l'ensemble, il n'y a aucun incident qui a été signalé ou manquement qui a été signalé. Le matériel électoral est disponible à l'heure. Les électeurs sont sortis à 8 heures pour aller voter. Le personnel, les contrôleurs et tout le monde était au rendez-vous.
il faut retenir que le ministre Medsidi Kaba, il a voté au quartier dépôt, là où se trouve son bureau de vote, à l'école Sadama Kassi. Et quand il est venu le matin, on lui a signifié qu'au niveau du bureau 9, on lui a fait signifier que son nom ne figure pas sur la liste électorale. Alors c'est là qu'ils se sont rendus compte que au lieu du bureau 9, donc c'est bureau 1. Mais malheureusement sur sa pièce, il a été bien mentionné bureau numéro 1, bureau numéro 9. Malheureusement, ils sont sur le bureau numéro 1. Donc c'est là où il est parti. Finalement, c'était rentré dans l'ordre. Voici l'information, à retenir l'information capitale. Mais ici à Tambacounda, sachez que vraiment tout a bien démarré et on espère que tout se continuera ainsi jusqu'à la fin des votes et jusqu'à la délibération. Ce sera à 18h certainement. Donc voici les informations nécessaires, essentielles à retenir pour cette journée de vote du 24 février 2019 concernant les élections présidentielles de 2019. Comme ni ma ko waxee ci français rek dama koy teg ci wolof man maa ngi tudd Ousseynou Sow nekk fii ci diwaanu Tambacounda. Donc liñ fi mën a jàpp ci élection présidentielle yi daanaka mbégte lañ ci mën a jëli ndax nag tàmbali na ci jàmm ak salaam rax du lii tam mu ngi wéy di am fi nga xam ne moom moo di ci Tambacounda nag xam ngeen ni ministre Medsidi Kaba moom fa la ca école élémentaire bu Sadama Kassi fa la war a voté tey ci suba demoon na fa pour accomplir son devoir civique def na ko mais dafa am benn incident bu ndaw boo xam ne moom ministre bi amoon na ko incident bi mooy def au lieu de bureau 1 moom dafa dem directement bureau 9 ndax ci pièce am bureau 9 lañ ci bind waaye bu mu demee nag gars yi constitué liste électorale yi ñu gis ne moom daanaka tuuram bokk ci ba tax nag mu xaaw a indi ab njaqare tuuti ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gunge woon ngir mu mën a voté buñ vérifié nag ñu ne ko na dem ci beneen bureau bi mu vérifié itam ñoom itam buñ vérifié ñu gis ne moom pièce am bureau 9 moo ci nekk waaye nag moom ci bureau 1 la war a voté donc loolu nag ma fàttali rek ne bëri na fi même man sama bopp sax bureau de vote fi nga xam ne fa laa war a voté amoon na nit ñu bëri ñoo xam ne seeni pièce bureau 1 wala bureau 3 lañ ci def mais buñ demee ci bureau buñ bind ci seen pièce bi daanaka duñ fa fekk seen tour dañuy obligé dem ci beneen bureau fekkaat fa seen tour par exemple bureau 4 nit nekk bureau 1 mu dem bureau 4 fekk fa tuuram fekk bureau 1 tuuram nekku ci loolu bëri na fi je ne sais pas où se trouve exactement le blocage mais en tout cas c'est au rendez-vous dans ces élections donc pour le reste moom vraiment tout est bien passé vraiment jaar na yoon fépp foo xam ne nii dem nañ fa gis nañ ne vraiment les gens sont sortis en masse nit ñi génn nañ ñëw voter dans la tranquillité amul kenn koo xam ne yéena fitna wala di yëkkati ay kàddu yu tegginewut donc lii daal lañ mën a jàpp ci wàllu information fii ci Tambacounda ci élection présidentielle 24 février 2019 léegi xam naa dañuy xaarandi rek 18h pour mën a joxe résultats yi tendance yi njëkk yi ci élection yi. À Linguère, 118 302 électeurs sont appelés aux urnes ce matin, répartis dans 330 bureaux de vote. Le matériel électoral, de même que la sécurité, ils sont tous en place pour veiller au bon déroulement du scrutin du 24 février 2019. Pour le moment, aucun incident n'a été signalé depuis le début du vote. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est venu à l'école El Hadj Daouda Dia à 9h40 pour accomplir son devoir citoyen. Il a déclaré que le vote se déroule normalement sur toute l'étendue du territoire départemental et en particulier et le Sénégal en général. Sur la question des deux chiffres qui sont présentés, le ministre de l'Intérieur dira qu'il n'y a pas un second fichier. Pour lui, tout candidat ou tout électeur qui ne voit pas son nom dans la liste d'émargement ne pourra pas voter. Les représentants des coalitions sont également sur place pour veiller au bon déroulement du scrutin. fii ci Linguère nag téeméeri junni ak fukk ak juróom-ñett ak fanweer ak ñaari électeurs ñoom la ñu woo tey fii ci Jolof ñu fas yéene voté ñu séddale leen ci ñetti téeméer ak fanweeri bureau de vote fi mu ne nii nag vote bi mi ngi jaar yoon amul benn jafe-jafe
matériel électoral bi nekk na sur place sécurité bi également ñëw nañ représentant parti politique yi ñoom ñëpp teew nañ ci bureau de vote yi ngir saytu li nga xam ne moom mooy wote bi li ñu mën a jàpp daal mooy fii ci Jolof moom fi mu ne nii benn jafe-jafe daal nemmeeku buñ ki lu may ñaari chiffres yoo xam daal gis nañ ko mooy SEDA ak préfecture ñoom ñaar chiffres yi nga xam ne ñoom yor nañ ko dañoo wuute lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk loolu tax na ba nag ki nga xam ne moom moo doon ministre d'état Habib Sy nag yëkkati na ay kàddu daal di naqarlu li nga xam ne daal mooy ñaari chiffres yooyu fi mu ne nii daal loolu lañ mën a jàpp gum daal fii ci Jolof vote bi nag mi ngi jaar yoon nit ñi ngi ñëw ndànk-ndànk xam naa bu ci kanamee dina gën a yokku loolu dañ doon jokkoo ak yéen daal fii ci Jolof muy du caan pour séeréer rajo séeréer jërëjëf. séeréer rajo dañuy kon ne moom rek Sidi noo gisee séeréer rajo ay doomi sénégalais nekk feene sa Angleterre samp ko fa ren moom mooy ñetti at mu nekk foofu ren jii nii nag mu wàcc si élection yi envoyé partout si région yi seen correspondant ne leen wàcc leen si terrain bi noo gisee acte bi nga xam ne rajo def na ko. waaw ñun moom dañ koy rafetlu quoi parce que en tant que séeréer encore soo gisee rajo boo xamante ne day wax sa langue foog naa loolu dina tax pour information bi gars yi gën ko tasaare quoi surtout man fii nii ma nekk nii damay jot ay audio yoo xamante ne c'est en séeréer. ay temps su ma mënul kii dama koy tagal suma parents yi ay affaire yooyu ñu koy déglu quoi vraiment loolu dañ ko rafetlu man li may wax moom dafa yéex a ñëw sax quoi waaw rajo bi dafa yéex quoi pour mu ñëw nii surtout seen participation ci élection yi nii di vraiment joué nañ ci rôle boo xamante ne vraiment rôle bu baax la quoi loolu daal la jërëjëf Sidi Diop la woon nekk deuxième adjoint au maire fii si commune bu Djilor ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ngeen àndoon ak Makayre Ndiaye fii si Djilor rajo séeréer forever jëf mbokk yi ñuy déglu si séeréer rajo ba ñuy jógee ko fee nga xam ne moom moo nekk Ñaaxaar def Fatick def Foundiougne def Djilor ñu ngi fii Sokone ñu ñëw nag jàkkaarloo ak nga moom moo nekk Seynabou moom nag mu nekk politicien bu mag fii nii si Sokone Seynabou ñu bàyyi la rek nga nuyoo gars yi wax ñu ban parti nga fi nekkal ak noo gisee vote bi aussi. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant waa ñun ñu ngi si Macky Sall wax dëgg yàlla sant yàlla rek suñu xel dal na bu baax tamit waaw amul benn bruit ñu ngi si jàmm wote nañ ko si ak dal amul benn problème waaw ñu ngi yaakaar ne élection yi moom jàll na ba pare. mais gis nañ fi yeneen parti yi ndax tiitu leen. ah déedéet moom ñun moom amuñ benn problème tiituñ waaw ñun moom wax dëgg yàlla gëm nañ liñ liggéey. sant yàlla gis nañ ne aussi seen maire bi muy Petit Gueye moom mu ngi ànd ak Idrissa Seck est-ce que loolu du am leneen lu mu leen def. waaw loolu moom dëgg la moom Idi la àndat waaye ñun moom ñu ngi si Macky te yaakaar naa ne doole ji moom ñoo ko yor fii incha allah. d'accord waaw te lépp fàttalil gars yi sa tur. Seynabou Gueye laa tudd Seynabou Gueye. nekkoon responsable politique. fii. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si séeréer rajo Seynabou Gueye ngeen dégg noonu nag moom nag mu nekk responsable bu mag fii nii si Sokone si kanam tuuti dinañ jéem a xool ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fii nii aussi leen di fàtte toujours séeréer rajo dina dem ak yéen fépp foo xam ne daal war nañ faa wàcc si terrain bi wax leen jox leen xibaar bu wér te wóor incha allah rabi fii ngeen ko amee séeréer rajo jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si séeréer rajo tey jii nii nag gis ngeen fi ñu jaar yëpp déglu ngeen ñu suba ba léegi depuis démb si guddi aussi def nañ ay plateau ak ki nga xam moom mooy Omar Diouf nekk foofu si Ñaaxaar mais aussi maître Bassirou Ngom mi nga xam ne bokk na si ñi nga xam ne ñoo yore communication le président de la République dégg ngeen ay kàddoom waaye itam gis ngeen si suba aussi itam centre bi nga xam ne foofu la président voté ñu jóge foofu ñëw Foundiougne ñëw Djilor ñu ngi fii nii nag si Sokone nag biñ fi ñëwee dañ fi fekk benn responsable bu mag ñu koy woowee monsieur Abdou Karim Sakho nekk koo xam ne aussi itam ku ñu respecté la si biir Sokone mu voté école garçon bureau numéro 3 ñu ñëw rek wax ak moom nan nga gisee vote bi fii si Sokone. waaw mag balaa may commencé maa lay gërëm di remercier seen rajo bi di leen ñaanal ñoo xam fi bëgg a yegg yàlla na fa yàlla yóbbu élection yi Sokone moom dañ ko def vraiment avec une très très grande quiétude ñëpp a nekk dans la sérénité parce que le candidat Macky Sall fii ñun xalaat nañ ne mën nañ fa am 90%. suñ calcul daal ñu ngi xalaat entre 80 et 90% fii laa moom opposition pratiquement amu fi voilà. d'accord monsieur Sakho gis nañ ne aussi maire bi nga xam ne moom mooy Petit Gueye dafa dem ànd jeeg ak Idrissa Seck maanaam dafa àndoon ak Macky Sall retourné waat demaat àndaat ak Idrissa Seck tey jii nii ndax amut loo xam ne mun na koo jël si li nga xam ne moom mooy seeni nit surtout si côté taux de participation. waaw xam nga le maire Petit Gueye toujours bu fekkee da nga bëgg analyser ay résultats am il faut nga dellu ginnaaw ci référendum bi législatif bi ba pare ñëw tey ci présidentiel yi
législative yi Petit Gueye fii Sokone amul benn bureau de vote bu mu gagné on l'a battu à plate couture dans tous les bureaux de vote et c'est ça qui risque de se reproduire maa moom ñu bokk benn centre bu ñuy voté mais li ma mën a xam mooy 18 heures soreegul di nga ñëwaat ma ne la amul benn bureau de vote bu mu gagné. d'accord alors 18h bu jotee da nga ñëwaat ma ne la amul benn bureau de vote bu mu gagné ki ko yëkkati nag moom mooy Abdou Karim Sakho may fàttali mbokk yi di déglu Séeréer rajo ñu ngi fii nga xam ne moom moo nekk Sokone noo gisee rajo bi nga xam ne mu nga ba Angleterre ay doomi sénégalais samp ko fa tuddee ko Séeréer rajo. waaw di ko rafetlu rek di leen ñaanal aussi di xam ne ñoom aussi nekkuñ Sénégal ñu ngi à l'extérieur mais seen xel mu ngi Sénégal parce que loolu moom bett ma parce que man yàgg na bi extérieur gis naa taxawaayu Sénégal yi Sénégalais fu mu mënta nekk à l'extérieur xelam mu ngi nekk Sénégal donc muy élection lépp lu mën a xew Sénégal dañ ciy dugal seen loxo donc daa maa leen di ñaanal vraiment seen rajo bi ñoo xam fu mu bëgg a yegg yàlla yóbbu ko fa. Kanjal fogole na wasa in yif mek andoona yee ten refu Séeréer radio i ngar u mek andoona yee ten refu Sokone ye i ɓeerna Niakhar ngat Fatick ɓeer Djilor Foundiougne i ngara i mek andoona yee ten refu Sokone koy i nget mek fukel fa maak fa andoona yee o koor a salmakoro te a xooytel Abdou Karim Sakho nu nana keek andoona yee xa ñuxur axe te yodna no ɗelem Pafal a lay daal e mek na Sokone deno na ngagné kan 18 heures a fadanga xan nu ande Petit Gueye jege mek tig ne i mbika rek ten refu ye radio Séeréer radio xana yoon fa nuun 18 heures 0 minute xana soɓin mek andoona yee ten refu centre école garçon mek na Sokone la nu ndeke nuun we yono fo ma Kayre Ndiaye o yengo ñaalo bo élection ke a mbaaf in way ngidma nuun a paax a paax Tamsir Diouf in way ngidmang a paax a paax jërëjëf mbokk yi ñuy déglu si Séeréer rajo comme niñ ko defee si Sokone dañoo ñëw fii nag si benn dëkk boo xam ne Dantaxoon la mu bokk si commune bu Nioro Alassane Tall ñu fekk si ki nga moom mooy El Hadji Kane bokk si nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu séntu lépp loo xam ne wàllu vote bi la ñu bàyyi ko rek mu wax ñu situation vote bi ak nan la ko gisee. waaw asalaamaaleykum yéen mbokk auditeurs yi ñuy déglu déroulement vote bi daal ñu ngi koy rafetlu parce que on est venu à l'heure tout le matériel est en place ñu bokk membre du bureau de vote bi aussi ñëpp ñëw nañu à l'heure on a vérifié les matériels dara manqué wul signalé wuñ fi benn incident loolu nag ñu ngi koy sante yàlla te xam nañ ne su réussir ci organisation bi la waaw. d'accord yow en tant que membre superviseur gis nga ne parti yëpp est-ce que seen représentant ñëwoon. afin fait 4 représentants ñoo fa nekk am na ku manqué yaakaar naa kan waaw maître Madické Niang daal moo manqué waaw moom amul représentant quoi. d'accord fàttali nit ñi surtout. El Hadji Kane. El Hadji Kane kan waa superviseur du Sénat. d'accord voilà jërëjëf El Hadji Kane ñu ngi koy sant di koy gërëm El Hadji Kane noo gisee rajo bi nga xam nga ba Angleterre tey jii ni ñëw ba Dantaxoon di couvrir événement bi. waaw loolu mooy wane ne rek ne suñu réew am nañ vraiment siiw na parce que soo gisee ay observateurs yu jóge fu nekk di saytu li ñuy def exemple lañu en démocratie parce que suñu amoon recul démocratie yaakaar naa ne fii duñ fi yegsi waaw. jërëjëf ok ñu ngi koy sant bu baax a baax. salaamaaleykum ma la tam si jubal la ñu si dog-dog yooyu noonu ànd amoon technical issues lefit naka lañ koy tees delsi waat nañ ki ngeen ñi ngeen doon dégg noonu obviously mooy suñ team of journalists yi xam ngeen ne kii naka lañ koy tees kii naka ay waay Fatou Dieng moo ñu nekk ak Grand Yoff ak DJ Mag moom ngi mujjee dégg bu yàgg moom mu ngi jógee woon fii Niakhar dem after foofu jógee dem fii naka Fatick dem fii naka lañ koy tees ci yeneen dëkk ak bu mujjee wax ni mu ngi nekkoon fii daxantun ak jógee ne foofu demoon na Djilor ak Sokone dem door a dem daxantun kii ba pare kii yam Ousseynou Sow na baal la ñu Ousseynou Sow bu mu doon wax noonu xam naa dafa amoon fu mu nekk foofu noonu moom moo nekk Linguère dafa foofu noonu dafa windi woon wante lu mu doon wax noonu lu am solo la dégg naa bëgg naka soo leen ko déggee si émission si lifin bi bu moo tas si baar gi foofu noonu si Linguère ne lifin naka lañ koy te ministre Kaba dafa amoon problème bu ñu demee xam si seen élection bi ni ñu ko arrangé daal lifin naka lañ koy tees am na ñoo xam ne dañ dem si wrong boot bu ñu demee si wrong boot ñu wax ñu seet seen paper yi even though si paper seen voting card si ñu ngi si wax ne boot bii lañ boot number bi numéro boot bi lañ war a dem te bu ñu demee si foofu noonu ñu ne déedéet war a nekk foofu noonu so lu bari si loolu xew na dal na ministre Kaba sax moom la doon try pour explain noonu wante fi mu nekk noonu dafa windi so ñu ngi apologize si loolu noonu après ñu ngi apologize si am technical issue yi nga xam ne amoon nañ ko comme ni bu ñu playé repeat yi kii DJ Mag bu mu def noonu so loolu mooy lifin si élection yi Sénégal naa ressource yi génn guñ excuse me xam nga génnee lifin bii nii ressource yi génn guñ su ressource yi génnee daal li fi naka dañuy indil fii tasal ni xibaar gi fii nii ci Séeréer rajo wante na ma bëgg a def rek
excuse me ko bëgg a defee nii so loolu la ñu def fu nekk xam ngeen ne li fi naka ci man ci suba ba tey maa ngi fi woon excuse me ci suba ba tey maa ngi fi woon ci suba ba tey fii same time bi nga xam ne du DJ mag démb dafa dem fanaan dafa jógee Dakar dem fanaan fii naka lañ koy tees ñaaka bu mu fanaanee ñaaxa fu noonu foofu def fa ay émission after mi jiitu jógee foofu noonu dem Fatick pour dem dabi kii naka lañ koy tees président Macky Sall excuse me dabi président Macky Sall so évolué si xam na mis na boobu noonu bu mu eggee rek Macky Sall mu ngi génne wante am na ay interview yu mu defaloon mu play nañ ko soo ñu nekk yoon déglu rajo yi si suba ba tey di ngeen xam ne li fi naka am tasal nañ ne xibaar foofu noonu wante lu bëgg a def rek mooy li fi naka lañ koy tees ñu delluwaat si lifin bi am na kii Ousmane Sonko bu mu génnee Alex Sagna suñu benn journaliste Alex Sagna moom mu ñu nekkal foofu noonu moom ñu ànd ak kii Ousmane Sonko moom si la bokk su lifit naka lañ koy tees mu doon joxee lifit naka lañ koy tees kii Ousmane Sonko mu doon joxe réaction am si élection bi naka la ko gisee ak loolu noonu li ma bëgg a def rek ma payale boobu noonu defoon nañ ko si lifin wante just in case ñu nga xam ne ñu ngi door a ñëw si join show bi ñu mun koo dégg si Ousmane Sonko bu moo joxee réaction am si election in 2019 presidential election bi fii nii waaw. Depuis le début du processus, depuis que le parrainage a été lancé, jusqu'au vote aujourd'hui et éventuellement demain, jusqu'à la proclamation de cadre législatif, nous sommes très contents. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis parmi tant de Sénégalais d'avoir été parmi les 5 qui ont pu vivre cette campagne en tant que candidat et de nous avoir permis aussi de sacrifier le devoir citoyen. Je commencerai en tout cas par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette campagne, quel que soit le bord politique, leur bord politique. Nous-mêmes, on a perdu un militant lors d'un accident tragique. Et je formulerai ensuite des prières pour ceux qui ont pu être blessés lors de cette campagne. Je crois que toutes les chapelles politiques en ont eu et nous-mêmes on en a. Et je prie enfin pour que cette élection se passe dans des conditions d'apaisement, de paix, et qu'au soir de cette élection, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, qu'il y ait la paix au Sénégal, que les élections se passent de manière transparente, qu'un vainqueur en sorte dans les conditions les plus acceptables pour tout le monde et que tous les autres candidats puissent se féliciter parce qu'au-delà d'une élection, le Sénégal va continuer à exister et à fonctionner. Je ne peux pas apprécier pour le moment l'organisation du vote, puisque je viens de me présenter dans mon centre de vote. Je viens d'entrer dans mon bureau de vote et pour faire le vote. Je crois qu'on a une organisation nationale avec des démembrements au niveau des départements qui est en train de scruter et de superviser. Et d'ici la mi-journée, nous aurons les premières remontées par rapport à l'organisation globale du vote. Êtes-vous confiant, Monsieur le Président? Êtes-vous confiant, Monsieur le Président? Si je n'étais pas confiant, je ne serais pas là. Nous sommes plus que confiants parce qu'une élection ne se joue pas le jour du scrutin. Il y a tout un tas d'étapes qui précèdent et durant toutes ces étapes, que ce soit l'après-campagne, la campagne elle-même, ce que nous avons vu, ce que les Sénégalais nous ont démontré en termes d'affection, mais surtout d'adhésion à notre discours, nous fondent à être extrêmement confiants par rapport à l'issue de cette élection. Accepter les résultats, ça dépend des conditions dans lesquelles l'élection s'est passée. Si l'élection se passe de manière transparente, démocratique, quel que soit le vainqueur, et nous pensons que nous serons les vainqueurs de cette élection. Mais si ce n'est pas le cas, si les élections se déroulent de manière transparente, nous appellerons et nous féliciterons le vainqueur. Si ce n'est pas le cas, évidemment nous constaterons l'élection parce que par principe une élection
n'a de sens que lorsqu'elle est démocratique, libre et transparente. Ça, j'en profite personnellement pour lancer un appel, parce que c'est important, un appel à la paix, parce que notre matière première la plus précieuse, c'est pas l'or, c'est pas le pétrole, c'est la paix au Sénégal. Je crois qu'il est temps qu'au Sénégal, on tourne une page, et j'espère qu'au soir de ce jour, cette page sera tournée. Il faut qu'on tourne la page de la rancœur, des règlements des comptes, de l'instrumentalisation de l'administration et de la justice pour régler des comptes politiques. Il y a trop de rancœur, trop de rancune qui ont coulé pendant ces 7 dernières années. Nous voulons qu'une nouvelle page se tourne et qui n'aura d'autre objectif que le développement, le progrès socio-économique, mais surtout la solidarité entre tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, confrérique, parce que nous avons au moins une chose de très fort qui nous unit, c'est que nous partageons ce maigre territoire qu'est le Sénégal et nous sommes condamnés tous ensemble à œuvrer pour la paix, pour la pacification, mais surtout pour le progrès économique et social, bien partagé entre tous les fils du Sénégal, quel que soit le appartenance. Généralement élection bi mënaguma ci parce que maa ngi doon génn sama kër ñëw voté doogee ci sama centre de vote dugg ci bureau bi voté génn li ma gis fii ci centre en tout cas li ma concerné mooy mbir mi ngi dox normalement waaye nag comme dañoo am directoire de campagne bi nga xam ne quartier général mu ngi Dakar am les directoires départementaux ñoom ñi ngi wër di xool ci bureau de vote yi ci centre de vote yi village yeeg quartier yëpp pour xool vote bi nu mu demee fii ak bés bi di xaaj bu soobee yàlla dinañu am les premiers résultats les premières appréciations ba xam ndax vote bi mi ngi dox normalement wala dox normalement mais teel na pour mu mun cee at. résultat yi ban jàngat ngay am jaaree yoon wala boobu. résultat yi moom xam nga vote moom élection solo si mooy ñu tànn ci jàmm ki nga xam ne moo war a jiite Sénégal loolu nag pour mu am mooy il faut que élection bi ci boppam tëre nu muy tëree mu doon loo xam ne du ñëpp nangu la bu mbuuxum du am njuñ njaaj du ci am bu loolu amee nag ñun li ñuy wax sénégalais yi mooy ku yàlla tànn rek te jàpp nañ ni ñun lay doon dañu nangu ni kooku la waaye bu safaan ba amee it yoon may nañu ñu contesté te nañu contesté bu loolu amul it mu nekk jaay doole it yooyu yoon may nañu ñu def ay recours nañ ko def la ci des nag ñu ngi ko bàyyi ci peuple sénégalais parce que lépp mi ngi dépendre ci volonté bi peuple sénégalais am pour changement am dëgg-dëgg ci réew mi ba tax nag fi mu ne nii teel nañu àddu ci loolu defe naa fii leeg ngoon yéen ñii journalistes yi yéen a gis ñu ngi jaajëfal seen liggéey di ngeen commencé joxe les tendances boobaa nañu xam lan mooy résultat yi waaye fii leeg ay 3 heures 4 heures dinañu xam ndax vote bi ci territoire national yëpp ak ci bitim réew est-ce que vote bi mu ngay dox ni mu war a doxee ni ko charte réew mi tëralee bu boobaa nag dinañ mën a apprécier question bi wala dinañ ci gën a mën a tontu. mbaa rafetlu nga jamono yi ñu ci doxee. waaw loolu laa tontu léegi ne comme maa ngi doog a yegg ci man dugg naa sama tànn dugg sama bureau wax dëgg yàlla sécurité bi encadré nañu ñu ñëw voté mënaguma am appréciation ñi nga xam ne rek ñoo ñu toogal directoire national nga xam ne ñi ngi superviser li xew ci Sénégal yëpp fii rek bu ci kanamee dinañ ñu jox les premières informations ci vote bi nu mu demee est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon waaye li ci ëpp solo rek mooy ñu ñaan yàlla parce que man sama ndorteel wax léegi ci kàllaama tubaab dama ne balaa may wax dara damay njëkk a jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci as ndaw ñun ñii di wax ak yéen accident am na ba ñu defee suñu meeting bi ñëw na ba pare ba bakkan rot ci donc ñoon ñi ngi ñaan yàlla yërëm leen te jéggal leen ak fu ñu munti bokk ak candidat bu ñu munti àndal kenn souhaitewul woon bakkan rot ci lii kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen te jéggal leen mais di jaale waat bu baax seen i mbokk ñi nga xam ne tey ñi ngi tëdd ci lalu hôpital wala ñi ngi ci jëlee gaañu yu métti ñi ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp saafaral leen loolu lu ñu naqaru la ci élection bi parce que suñu sañoon élection dina am ba jeex te kenn du ci am lu la métti bu loolu weesoo nag ñu ñaan yàlla bu ngoonee tey Sénégal daal di tëj benn page boo xam ne 59 ans mi ngi fi te li koy mandargal mooy échec total
mooy taux de pauvreté bu kawe mooy chômage bu bëri mooy hôpitaux yeeg njàng meeg lépp a sooxe daa di ubbi beneen page boo xam ne li koy lal mooy bëgg réew mi mooy jiital intérêt réew mi mooy compétence waaye surtout mooy njub ak intégrité loolu la ñu ñaan yàlla ubbil ñu ko Sénégal loolu yëpp ànd ak nag jàmm ndax Sénégal li ko téye ak li ko suuxat li ëpp solo ci li nga xam ne mooy suñu capital ñun Sénégal du pétrole du gaz du zircon du or du gerte waaye jàmm la jàmm jooju nag nga xam ne yàlla may nañu ko suñuy maam ñaan ko fi yàlla na yàlla suuxat jàmm googu te benn groupe politicien bu ndaw rek warul yàq jàmm goo xam ne 14 millions de Sénégalais la concerné kon ñu ngi ñaan yàlla tey élection bi jaar yoon bu ngoonee ñu am résultat yu leer nañ ci yàlla tànn. man la Tamsir Diouf yéen a ngi déglu seen rajo ñu ngi cover élection yi Sénégal presidential election yi 2019 kooku doon wax noonu kooku mooy Ousmane Sonko suñ benn journaliste kay Alex Siñank moom moo ñu toogal foofu noonu moom moo ñu seen lu xam naa audio bi clé bu baax nag moonte nañ try pour defar ko mais ñëw bu baax. waaw so Ousmane Sonko mooy xatu ko one of the key opposition moom moo doon wax noonu bu si njëlbeen noonu mu doon wax li fi naka day ne li fi naka lañ koy teesa dafa teel daal pour ñu mën a xam fi naka ressources yooyu noonu wante xam naa si ngoon nañ seet nañ am ay information yoo xam ne na ñëw clair si duñ si jot ñoom nañ leen ko indil comme li Ousmane Sonko wax noonu rek ba pare tam mu ngi doon jaale ñi nga xam ne fàttu nañ si time jamono campagne bi ak yooyu noonu yëpp so lu fi naka lañ koy teesa mu jaale fi famille bi mu ne lu ko gënaloon daal tur gàttal wax daal fi naka mi am élection bi yëpp mi dem bi nekk piis benn am benn naxari so loolu la doon wax ba pare di ñaanal tam ñi nga xam ne ñu ngi feebar ak yooyu noonu so loolu la doon wax noonu ba pare mu ne am nañu nekk Sénégal foofu noonu si observe si ñu ngi observe ne élection bi mu ngi free ak fair ba pare lefi naka amuñ benn yoon bu diggantu daal boo xam ne lefi naka amuñ si problème daal so ñu ngi observe make sure ne everything is going to plan so loolu la wax noonu si gàttal wax rek man la Tamsir Diouf nekk nii nag maa ngi fi nekk naa fi for almost 2 hours 3 hours or so lefi naka lañ koy xam naa suma gars yi suñ journaliste yi ñu nga nekk di ma seen ay lefi naka ay information Doudou Diouf mu kii DJ Mag mu ngi foofu ne mu ngi jógee na ñàkkar dem na Fatick tey si suba jël na def na foofu noonu émission yëpp xam nga ne démb si guddi la dem foofu noonu la jógee démb si ngoon la dem jógee Dakar dem si Ñaaxar fanaan fa refee jël fa émission tey si suba tamit nekk foofu noonu report nañ indi lañ leen fii nii ay refee naka si suba naka la Ñaaxar mel si ñi nga xam ne dañoo dem pour vote yi jógee foofu noonu dem Fatick waxee naka lañ ko pour président Macky Sall obviously ba moo extrait fekk Macky Sall mu ngi jógee foofu noonu so mis na boobu noonu wante def na fa ay interview play nañ leen ko fii si ñëwoon si bu yàggut nii Séeréer rajo jógee na foofu Fatick nekk mu ngi dem Foundiougne suñ beneen journaliste li fi naka lañ koy tees Alex Siñang mu ngi dégg moo ñu cover boobu noonu kii fu nekk fu kii doon waxee noonu Ousmane Sonko ki ngeen doon dégg muy wax bu yàggut nii Fatou Dieng tamit moo ñu nekk Grand Diouf moom tamit mu ngi doon cover foofu indi nañ leen naka yu émission am yu coverage am fii nii si Séeréer rajo am na yeneen tamit ñu obvious yeneen journaliste yoo xam ne ñu ngi Sénégal foofu noonu ñu ñoo refeen ñu ma seen ay audio lefe naka lañ koy teesa ñoo ñu nekk foofu di ñu cover ñoo ñëpp nañ indi Séeréer rajo fu mu nekk nii lu ma bëgg a def rek dama bëgg a jël man tam jël bi rek soo na naa fu mu nekk lefe naka lañ koy teesa man rek la fu mu nekk di am gum suma gars yi suñ fi man dinaa del si xam naa juróomi waxtu waaw juróomi waxtu naa duggati si rajo bi ba pare xam ngeen ne lefi naka non xam na xëy na ñeneenti waxtu mën naa duggati si rajo bi ba pare lefi naka def ay émission ak suma journaliste ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal foofu noonu Sénégal foofu noonu ba pare ñeneenti waxtu si guddi tey defi naka nañ oo panel bi yëpp suñ Séeréer rajo panel suñ présenté si nga xam ne nekk fii nañ ma join pour ñu def li fi naka live coverage xam naa ne by den dinañ am ay ressources yu bari yoo xam ne génnee nañ ko dañ ko indi fii Séeréer rajo tasal leen xibaar gi so maa ngi leen a gërëm yëpp di gërëm suñ journaliste yi ñu nekk foofu noonu ñoom comme DJ Mag ak Fatou Dieng ak Alex Siñang ak ñeneen ñi ñëpp maa ngi leen a gërëm ni leen dégg nag tey si guddi ak tey si ngoon suñ ñëw tasal xibaar gi ak suñ collègue si fii nii yëpp Séeréer
rajo fii man la Tamsir Diouf maa ngi lay nuyu kon nag ngeen cuunati séeréer rajo mooy ñeneenti waxtu tey si in about 3 hours time dinaa duggati si rajo bi indil leen ay xibaar tasal leen xibaar fii nii si séeréer rajo fii jërë ngeen jëf man la Tamsir Diouf problème technical problème bi problème yële ne la anyway baal ma lifi naka des sama ki ngeen ku doon wax noonu rek mooy kii naka lañ ko Ousmane Sonko moom ngeen doon déggal loolu si suba lañ ko doon broadcast si séeréer rajo fii nii xam ngeen di démbal ba tey ñu ngi nekk di toppal seen élection bi si séeréer rajo so loolu moom ngeen doon dégg noonu kii moo ko doon indi ma def mu ko jël problème nii xaaral ma baal ma tuuti rek ma ifin lii ok right ok mu ngo fa naa mu ngi dem alright so lifi naka lañ koy tees kooku baal ku mën a wax rek mooy ki nga noonu dégg noonu rek mooy Ousmane Sonko moom tey loolu suba lañ broadcast loolu noonu tey suñ benn journaliste kii nag Alex Sagna moom moo ñu nekkal foofu noonu moom moo doon ci gars yi nga xam ne ñu doon topp Ousmane Sonko moom si la bokk soo baal lañ jigéen dégg nag lifi nag bu moo Ousmane Sonko koy wax foofu lu ngi nekk busy journaliste yaa ngi fa bari noise ba ku si nekk seen téléphone yaa ngi nekk yi dem soo lifi naka loolu nag si la bokk soo ñu ngi ñaan baalu si loolu noonu xam naa des ngeen ko dégg lan la Ousmane Sonko wax te Ousmane Sonko nag he is one of the key opposition moom si ñi nga xam ne ñuy oppose Macky Sall moom si nag am doole si la bokk moom to important figure la so dégg ngeen moo wax du ma doon wax rek li fi naka tamit tey xam ngeen tey si guddi tey nañ indi suñ gars yi si séeréer rajo fii nii ñu def ay li fi naka suñ panel bi suñ ko ñuy indi fii nañ discourse li fi boobu naka xëy na time boobu nañ am ay more results yoo xam ne génn na si séeréer rajo xaaral ma def li am na am ay problème fel ne mais leen ma tuuti rek ma try sotaat lii waaw so anyway loolu rek la to lu maa def fu mu nekk nii dama bëgg a lifi naka lañ koy test play commercial break rek ñu try sotaatu technical issue bu ñu am fii nii ko defee ñu lifi naka deet si waat si coverage of the 2019 presidential election in Sénégal ok jërë ngeen jëf Séeréer rajo na yeg nano oxu andoona yee ka yo'noo xaana cik fa cikax o refo xaana jula a ten andu ka importer a wala o exporter a o siqa place of o leŋ ande me refoona o yo'noo xaano njula o bug wiin we and nu ka e yo'noo xa nu xew lu ga'oona koy te ref gammo ziare conférence meeting nu mbaaga ino ngooy i mbi'anongo ten no ɗelem lu bugoona français séeréer pulaar anglais fa ɗelem a lakas ten andu o ref chef d'entreprise mu waagoona refit na caaxa ke o ref gila saax o radio etaneek andoona yee a sipe mek na Angleterre te ref séeréer radio nu kunu yo'noo xa rek a waaga teeno yoon fa nuun to mu kiina ref na rek a waagano nangiloox nu mbaaga ngooyo xek andoona yee koy ten refu kelfa fe no radio le Tamsir Diouf 00 44 20 70 97 38 32 waagano xooy ñu numéro WhatsApp ne 00 44 74 98 67 93 82 a felangang saxo lultino leetar no email ne studio@seererradio.com xana welta nuun a paax a paax na yo'noox nuun man la waa Tamsir Diouf del si wala Séeréer Diop naka lañ koy test sax tey la seen defi naka lañ koy test élection yi présidentielle élection yi Sénégal bi so moom la ñëw cover démba si guddi ak tey si suba ak si ngoon si nii ñu nañ del si waat tey si guddi tey si guddi 9 o'clock mooy juróom-ñeneenti waxtu time boobu xam naa ne am sama panel bi nañ defi naka xëy na time boobu sax nañ am ay results yoo xam ne nañ génn obviously wante xam naa defi naka results yu bëri duñ génn ba xam naa ëllëg most sometimes even how to call it public and you never know wante lifi naka at least nañ am ay results tey ñooyu loolu so tey la 6 o'clock boo juróom benni waxtu si la lifi mbiy jeex sorry ma fen si la lifi mbiy jeex naka lañ koy test voting bi si la ñëw teg ci voting pool si so hopefully how to call it by 9 o'clock
dinañ am ay lifi naka lañ koy test results yoo xam ne dañ ko mën a indi fii annonce ko si rajo bi fii so loolu nag maa ngi gërëm suma lifin ba dama xam lu ma doon def fii maa ngi gërëm suma lifin bi naka lañ koy test suñ presse suñ journaliste yi ak suñ seen rajo team yi nekk bu bokk fii yëpp si élection yi présidentielle élection yi Sénégal bi fii nii ñu xaar ñu ngi leen a séntu nag 9 o'clock si guddi tey si élection day Sénégal foofu noonu so maa ngi leen a gërëm yéen ñëpp déglukat yi di leen xaar ba 9 o'clock tey si guddi jërë ngeen jëf. mbokki auditeurs yi Séeréer rajo ngir dab seen bànneex élection présidentielle 2019 ci Sénégal Séeréer rajo nekk fii ci Angleterre dina ànd ak yéen ci élection ci njëlbeen ba sa njeexantal ba looloo tax mu fas yéene leen a jox ay xibaar yu wér te wóor ci élection yi ñu tànn ay région yu bëri ci biir Sénégal ngir yóbbu fa suñuy ndaw fu ci mel ni foofa sa Ziguinchor Alex Sagna dina fa nekk sa région de Louga ci biir Jolof Doudou Thiane moo ñu fay nekkal ci biir Dakar Grand Yoff dinañ fa am ki nga xam ne moom moo nekk Fatou Dieng Dakar ville dinañ fa am ki nga xam ne moom moo nekk Dame Ndiaye waaye sa région Fatick fa nga xam ne foofu la njiiti réew mi dëkk ka leen fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën koo xamee si di jëmal kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew élection yi da ngeen ànd ak Séeréer rajo nekk fii si Angleterre dina mel ni yéen a ngi si biir Sénégal Séeréer rajo daal mooy seen rajo li ko tax a jóg mooy xibaar leen xibaar bu wér te wóor communiqué bii nag ki nga xam ne mooy directeur rajo bi Tamsir Diouf moo leen ko doon baaxee